Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru digg bëccëg ak lu ñeel woppi coronavirus ji gis nañu ne mi ngi gën di law ci réewum Sénégal tey ji bilan bi ñu am juróom-ñaari doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ca la gis nañu it ne lu aju ci lii di wopp ji law na ci barab yu ca bari ay cas communautaire yu bari nemmeeku nañu ko ca leeral yeeg Ajaratu Binte Diallo. coronavirus bi saa yu ñu yeewoo mu gën a yokk ci Sénégal lii nag dafay wane ne mbir yi daal mi ngi gën a sérieux téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti cas communautaire virus bi nag kon dafa mel ni law na ci biir Sénégal ci fukki diiwaan ak ñeent yi Sénégal am fukki yaak ñett ya am nañu coronavirus. Touba nag ci tendance yi ñu jotagum moo ci jiitu am na ñaar fukki cas communautaire ak juróom tey jii. Kaolack tegu ci ak fukki cas communautaire ak juróom Ndar topp ci am fukki cas communautaire ak ñeent Dakar Plateau am juróom-ñetti cas communautaire. ci wàllu épidémie nag nee nañu itam taux de positivité bi jar naa bàyyi xel guléet Sénégal am tey jii téeméer boo jël fukk ak juróom benn ya positif lii nag dafay wane ne virus bi daal mi ngi circuler ni mu ko neexee te amuñu ci benn pexe mënuñu ko bloqué Ndakaaru wala bloqué ko ci beneen diiwaan lii nag tax nañu ne virus bi sax dafa mel ni virus bi musul dal Sénégal ak nag ndax nag ku ne xam na ne virus bi façon bu ne lay ñëwee juróom-ñaari nit faatu nañu wàññeeku na ndax démb juróom-ñeenti nit ñoo faatu woon ba tey fanweeri doomu aadama ak juróom-ñett ña nga foofu te réanimation kon situation bi foofu itam metti na lu ci mën a am mooy ne Sénégal jege na juróomi téeméeri doomu aadama yoo xamante ni faatu nañu ci coronavirus ñetti junni ñoo xamante ni jamono yii ñi ngay faju jege na ko mu mel ni na kon am na ñu bare ñoo xam ne sax ñi ngi ci système sanitaire bi nee nañu ñii ñu bëgg a fajee virus bi du noonu tëj Ndakaaru tëj Thiès doyul faaw ñu jëlaat yeneen i dogal ngir mën a xeex ak virus bi bu baax a baax fexe itam Sénégalais yi respecté mesures barrières yi. Adja Matassi Binte Diallo ci jamono jooje nga xam ne coronavirus gi seetlu nañ ne mi ngi law ci réew mi ñaar la ñu wekk yaakaar moo di gestes barrières yi donte ñu bari ci askan ñu ngi koy ginnaawal leneen lu ñuy séntu ngir mu indi ci saafara moo di ñàkk yi ñàkk yooyee ñu ciy dégg ay wax. tax ñu laaj askanu Sénégal ana kon wax ji ñuy dégg ci ñàkk yi war a ñëw nu ñu ko gisee ak lan lañu ci jàpp ñu bari ci ñoom seen bëgg-bëgg mooy ñu gën leen koo leeralal ba ñu am ci takk bu wér xam ci lu wér peng bëgg nañu it bu dee ñëw daal ñu jaarale ko ci yoon reportage Salimata Aw. ñu corona la ñuy mag ñàkk de wala. muy ay laaj yu bëri yu jëm ci wàllum ñàkk gi nga xamante ni moo war a aar ci jàngoroy coronavirus ñu fekk ko ci digg këram muy doxantu ci mbir moomu nag nee na amu ci benn xalaat dafay ñàkku ba fi ñàkku yam. donc te feebar bi mag ñi la gën a yàpp donc te amaguñu benn solution. quand je vois des présidents américains des présidents anglais tout ça se faire vacciner voilà je pense que pourquoi on peut être pluraliste que loolu ñun duñu ñooy inventé vaccin du ñooy defar vaccin les gens dañuy defar indi voilà si les scientifiques xool nañu gis nañu ba ndax je pense que dana am posologie ànd ak vaccin bi suñ ko xoolee ba leer ko ba gis ni c'est bon il faut qu'à sensibiliser les gens parce que nit ñi tamit dana war a gëm yàlla xam ni. mu sol ab masque bu ñuul wàcce ko ci sikkim bi moom nag waa ji jàkkite ni xelam sa xalaatu ko kenn du ko ñàkk. vaccin bi daal man gëmuma ko te du ma ko jël parce que information moo jot ci wàllu vaccin bi dalul sama xel donc lu dalul xel aussi boo ko jëlee lu baaxul loolu daal yow yaa ko sa bopp nit looy def rek il faut mu dal sa xel nga gëm ko. xibaar yi war a jàll jëm ci wàllum vaccin bi ñu bëri nee nañ amuñu ko loolee tax ba nee nañu ñi seen xam-xam màcc lu ni mel ak autorité yi ñu daal di waxtaan ak askan bi ndax coow li bëri na lool. parce que rajo yi léegi dafa bëri intervention yi dafa bëri te des médecins ñooy wax ñii suñu waxee lii ñuy wax lee et je pense que ñiy wax sax ñëpp tax defe naa dañuy wax rek pour se faire voir parce que vaccin bi ñëwagul. xamaguñu de quoi est fait le vaccin donc nan lañ si mën a wax ñoom en tant que. dose yu njëkk vaccin yi nag nee nañu dina ñëw ci weeru mars ci atum 2021 bi ñu nekk fii ci Sénégal autorités yi ñoo xamle lu ni mel mu nekk xibaar boo xamante ni boobu ba léegi coow juddu na si sénégalais yi nag nee nañu dañoo bëgg xam yëf yi
li ci nekk dëgg-dëgg. yëf yooyee mu di ñàkk yi lenn ci sénégalais yeeg seleng lu giñ ci seleng lu ak di ko diingat li ko sabab moo di communication ba mu waroon a àndal lañ ci boolewul loolee mooy gis-gisu psychologue bi di Laxbib Ndiaye ana fees war a jaar ba loolee dañ dina ko wax ci kanam tuuti ca yooyu la jamono coalition pour la santé et l'action sociale di COSAS moom jàpp na ne daal dañu war a fexe ba gëmloo askan wi xamal leen ne njariñ li moo ci ëpp maanaam confiance bi ñu perte ci ñàkk yooyu ñu fexe nu ñu ko dellu si waatee Barthélémy Mbissane Ngam. psychologue bii di Serigne Laxbib Ndiaye dafa njëkk a situer problème bi. dafa am loo xam ne ay information yu ñuy véhiculer jëm ci population yi wane ne vaccin bi dafa am loo xam ne daf koy yàq ci ñoom day wàññi seen jur wala day wàññi seen ay dund bi demee noonu su loolu amee nag autorités yi dañu war a boole jël ñi nga xam ne dañu am xam-xam muy médecin yi psychologue yi sociologue yi anthropologue yëpp ñu daje seet lan moo tax nit ñi ba léegi mënuñu am confiance ci vaccin. ci noonu mu daal di wone yoon wi ñu war a jaar. est-ce que ñi nga xam ne tey ñooy nekk bis du waxu Covid est-ce que ñooñu nit ñi wóolu nañ leen ba nga xam ne ñoom lu ñu wax nit ñi gëm nañ donc ñi nga xam ne ñoo war véhiculer message war nañu seet ñan la beneen niveau bi mooy aussi lan lañ leen di wax est-ce que loo xam ne ñoom daañ ko mën a gëm ñu mën teg seen bët la wala loo xam ni suñ ko defee daañ ko mën a dund. loolu lépp nag di ay question ak it ay étapes yoo nga xamante ni autorités yi war nañ ko franchir bu ñu bëggee am communication de masse maanaam communication boo xamante ni ñëpp a ciy gis seen bopp Mohamed Ly bokk ci bureau coalition pour la santé ak action sociale yaakaar ne li ñu war a def jamono ji moo di rétablir confiance bi diggante autorités yi ak askan wi. mooy nañu joxe chiffres yu baax yokk test yi am ay comportement yu exemplaire yoo xam ne population bi mun na cee roy léegi nag technique yi ñuy utiliser souvent mooy def plaidoyer ci mag ñi maanaam imaam yeeg nitu église yi dem ci mosquée yi dem ci église yi waxtaan ak ñoom def ay comité locaux de développement rencontrer li ñuy wax OCB maanaam jigéen ñi nga xam ne seen dañu yor seen groupement féminin nga rencontrer xale yu góor yi yore ASC nga def ay causerie wala nga def ay visite à domicile gën a waxtaan ak nit ñi pour loolu daal. lii lépp nag wane ne autorités yi war nañu jéggi ay étapes yu bari bu ñu bëggee réussir communication de masse su ko defee ñu mën a convaincre askan wi nga xamante ne ñu bari ci ñoom dañoo amee xel ñaar ci ñàkk bi jëm ci Covid-19 bi. Covid-19 boobee waral couvre-feu ci Ndakaaru ak ca Kees fii ci Ndakaaru couvre-feu bi ñu mu yàq seenub liggéey moo di jigéen ña nekk ca rond-point yi Liberté 6 te yëngu ci njëndum kaay ma kaayaat mu di ci tubaab petit commerce nee nañu la tax seenub liggéey gën a yàqu mooy fu ñu mën di lal buy 21h di waaj a jot maanaam 9h ci guddi dañuy lalli loolee nag bokk na ci li leen indi li gàllankoor reportage Sekou Diallo. bëri nañu lool yooyu la soxna nga xamante ni dañuy yëngu ci petit commerce bi foofu sa rond point Liberté 6. maa ngi jaay banaan ak poom ak gerte. ñu ngi siy génn nag bu baax a baax. moom la ñu xam moo suñu teraanga moom. alhamdulilah sant yàlla la de ñu ngi sant yàlla daal. si jamono mbas mi di Covid-19 li nga xamante ni moom lañ doon am jamono ji dafa wàññeeku bu baax couvre-feu bi tamit am nañ ci xital si li nga xamante ni mooy waxtu yi ñu doon liggéey. mu ngi dox tuuti rek mel ni comme avant feebar bi moo ko lal heure yi nga xamante ne lañ doon jaay guddi bi presque lañ doon gën a jaay waaye fi mu ne nii client yi dañuy daw. heure bu ñu war a am client dañu ko am heure boobu duñ ñëw ñun par guddi la ñuy am client léegi nag bu fekkee loolu lu ñu am ñu toog rek sant yàlla. su fekkente ne ñenn si client yi respecté wuñu mesures yi nga xamante ni autorité sanitaire yi daal dinañ ko digle yooyu la jaaykat nag ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ngir rek xeex lawaayu jàngaro jile. ñenn ñi dañu sol max ñenn ñi nag duñ sol max ñun dañuy jël liquide ak ñu jël suñu max loolu rek lañ fi nekk. yooyu la jigéen nag di ñaan nguur gi mu daal di ut yeneen solution yu bokkut ak couvre-feu bi. solution bi daal mënoon nañ xool beneen solution waaye du bi moom doxul. ci yooyu la jamono ca diwaanu Kaolack li ñu santaane ngir ñu moytu lu lawal woppi coronavirus gi gis nañu ne daal jafe na ñu matal ko ci yenn cay l'école foofee doonte sax ña ngay jëli matuwaay nu nekk waaye gis nañu ne ci élèves yi lu aju ci sol leen masque na mu ware jafe-jafe la ci ñoom boole cee kit ñuy dandante loole moom mënee su ko am ci boobu le diwaan tax kon responsable mu di ñi nga xam ne ñooy kilifay école yi foofee daal gis nañu ne mbirum distanciation physique mu di dandante gi ñu ca santaane waaye it fexe ba élèves yi wàccoo ak li ñu santaane ngir moytu lawal coronavirus bi ngir ñu jëfe ko jaam lott na ci Ibrahima Diame. seen Jim Momar Gueye ndongo yi genn récréation bëri lool ci buntu l'école bi donte ne de bu ñu sukkandikoo ci principal bi ñu ngi sàmmonteeg lii di mesure barrière yi waaye nag li xaw a sooxi moo di sorianto bi di distanciation physique waaye itam ñàkkum colum masque bi ni mu waree Moustapha Diop moom mooy principal CM Jim Momar Gueye. fii nag maa ngi def sama kéemtalaay kattan pour ñu mën a respecter mesure barrière yi li nga xam ne nag moom lu jafe la loo xam ne war nañ ko mën a joytu mooy
mooy benn élèves yi dañoo dëgër bopp da ngay taxaw ci buntu bi na leen balaa ngaa dugg da ngay laal gel wala da ngay raxasu da ngay porter masque bi mais une fois ñu dugg ci biir classe yi wala ñu dugg ci biir cours bi buñ làqoo rek dindi nañ ko loolu moom vraiment lu ñu xaw a métti la. ci biir couloiru l'école bi jafe na lool nga gis ndongo bu sol masque comme niñ koy xaaree groupe ndongo yi jigéen yi rek kenn ci ñoom solul masque ñu ne ñu ngi ci biir saak yi. dañoo nekkoon ci ay liggéey kay moo tax ñu tekki ko masque yaa ngi saag yi. ñu génn CM Jim Momar Gueye wutali lycée Ahmed Kane. fii tam boo jëlee lu mot fukki ndongo daanaka ñaar rek ñoo ci sol masque ñi mu waree ci ñi ñu fekk ci buntu bi mu doon nag liggéey bu am solo bu nga xamante ne responsable établissement bi war nañ ko def ngir ndongo yi mën a respecter lii di protocole bi Mamadou Lamine Keita moom mooy proviseur lycée Ahmed Kane. loolu moom ku solul masque doo dugg école bi mais difficulté bu ñu am mooy que une fois ñu nekk ci cours bi ñu bëri dañuy dindi masque il faut que ñu au surveillant yi ñu ñëw rappeler leen ordre pour ñu muy kon ci lycée Ahmed Kane wala CM Jim Momar Gueye kilifa yi xamal ñu ne bàyyi nañ xel bu baax a baax ci ni feebar bile di lawee ci diwaan bi ndax fi mu toll ni la rek ci région bi enregistré nañ fi lu ëpp juróomi téeméeri cas positif waaye nag benn ndongo bokkagu ci Ibrahima Diame Kaolack rajo Futur Média. Ibrahima Diame yéen i ngeen ak rajo Futur Média di déglu xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. mbirum Assane Diouf bokk na ci li tribunal correctionnel bu Ndakaaru xëyee tey ji ngir àtte ko moom moomee ñuy toppee saaga ak wax ju ñaaw fàttali ne ma nga woon ca kaso ba ci weeru suñu ba léegi li ñu koy tuumal bokk na ci kàddu yu ñàkk worma yu mu teg ci ndoddal njiitu réew mi ak it ay saaga loole bokk na ci li ñu koy tuumal des ci ba léegi ci wàllu yoon ak yoonal mbirum ndem si yàlla Hiba Thiam moom lañu doon àtte naka démb ñii di avocat yi Dame Amar ak ñi ñu tudd ci moomile mbir rafetlu liberté provisoire bi nga xam ne may nañu ko seeni client ngir ñu dellu seeni kër waaye nag yamuñu ca ndax it kenn ci seeni avocat di maître Ousmane Diagne moom li mu bëgg mooy ñooñee ñu jàpp daal ñu bàyyi leen ñu dellu seeni kër maanaam relaxé leen ñu déglu ko moom maître Ousmane Diagne ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen. avocat boobu saa bu génnee client rek day daal di kontaan parce que loolu mooy métier bi loolu mooy tax ñuy xeex surtout bu ñu yaakaaree ni li vraiment téye bi leen téye woon dafa xawoon ëpp par rapport li nga xam ne moom lañ leen doon toppee wante nag libération provisoire mooy acte dañ leen a bàyyi en attendant ñuy joxe verdict bi fii le 27 ñi ngi am confiance que dina confirmer liberté boobu di verdict bi dina ko confirmer incha allah ñun lu ñu gënal mooy ñu relaxer leen purement et simplement ñu bañ a def dara ci seen cas yi mais au pire des cas su fekkee ne li procureur laaj moom le tribunal di topp bu boobaa itam dañuy daal di génn parce que tëdd nañ ko ba pare nous sommes surtout contents pour ñoom ñi nga xam ne dafay 9 mois seen famille di leen xaar vraiment nous sommes heureux pour le que qui retrouvent leur famille. coow laa ngi ne cobbay ca Dakar Dem Dikk sabab li moo di syndicat bu fa nekk di syndicat nouveau des travailleurs Dakar Dem Dikk ñoo ne daal ñi nga xamante ne ji directeur ba nee nañu ay agent fictif la ñu maanaam aw tur lañ fa waaye jëmm amu fa ba tax ñu téyewoon seenu payoor ñooñee nañu leen fay weer yi ñu leen amel syndicat ba ne bu fekkente ne lijjantiwul yooyu jafe-jafe fii ak altine daañu dem ci ab bëjoo seen digg kilifa yi kër ga ndax loolee tegewul ci yoon Masek Ndiaye mooy secrétaire général bu boobile syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Dem Dikk ñu déglu ko Alaaji Njogu Jeen ba tey fayeguñu leen seen i salaire te métti na situation bu métti la ouverture yi ñii nga war a fay seen i location ñun ñi nekk ay secteur dañoo sonn boo xam ne ñi ngi xëy chaque jour duñu woo te directeur moo waxoon ne ku pointé ñu jàpp ne ay travail fictif la ñu woon parce que c'était na ay 200 ñu jàppoon ne ñëw ay travail fictif la ñu bëri tey ji ñëw nañu pointé ba tey te dafa waxoon bu ñu pointé rek mu fay leen seen salaire ba fu ñuy waxee nii fayeguñu leen seen i salaire ñun nag loolu la ñuy dénoncé loolu mënuñu ko nangu tey la leen jeudi suba la vendredi en tout cas bu ma xëyee woote naa direction moom si boppam woo naa ko nee na ma ñi ngi def le tout pour jéem a def les virements ñun lu ñu amal njëriñ tey mooy tardé na ba pare te loolu dafa metti en tout cas daal ñi ngi wax fii ak suba bu ñu fayal seen salaire incha allah lundi dinañ def lu ñu war a def en tant que syndicat dañ passé donc à la vitesse supérieure xam na loo xam ne syndicat lu ko loi mais ñun xam nañu ko lu bari mën nañu ko def action syndicale kenn nuñu ko jàngal ci bi muy amal janook taskatu xibaar yi directeur général bu bees bi xam ne ne lépp ñaar téeméer emploi fictif am na foofu la société bi yéen bu ñu leen déggee dafa mel ni demewu ni ndax am ngeen firnde ci ne emploi fictif amul foofu ca Dakar Dem Dikk non man du ma daggal seen teg directeur général bi moom moo yor kër gi moo ko ñànk moom mooy wax lu ma si xam daal mooy ñi ñu waxoon ne ay emploi fictif ñu si jàppoon ñu bari man damaa leen accompagner ajuma fa laa yendu direction générale lundi fa laa yendu ak ñoom ñëpp ñëw nañu ñu def audit physique bi ñëpp ñu présenté wu maanaam signé te dañu waxoon bu ñuy signé ñu fay leen seen salaire mais ba fu mu toll nii fayaguñu leen seen salaire loolu nag la ñuy dénoncé parce que suñu salaire mënu taxaar tey la 14 suba le 15 lundi la kañ
donc daal loolu mënutuñ ko muñ en tout cas ñi ngi xaar balaa fin de semaine ñu fay seen salaire. gannaaw coowal Dakar dem dikk ñu dem ca diwaanu Ndar foofee dogal bi bàyyeekoo ci ministère bi ñu dénk wàllu transport terrestre jëm ci ne permis yu njëkk ya mu di basang yi app bi dafay gaaw a jeex loole nag tax na kon service des mines ba fa bari mbooloo mu fa dem ngir bëgg ñu renouveler leen seeni permis laata app buy jeex te duñu am ci permis yu yees yi mu di lool dafa jaaxal bu baax a baax ñi nga xamante ne ji ñooy regroupement régional chauffeur taxi urbain di kuréel gi jaboote dawalkati kalandoo ya ca Ndar seen bëgg-bëgg daal moo di nañu leen yokkal app bi ndax dafa gàtt Mohamed Nabi Silla. dakalu permis yu màggat yi tax buuxante am ci service régional des mines bërëb bi nga xamee ni dañ fiy déposer permis lu nu mel tax Dame Diagne di président chauffeur u taxi yi ci Ndar xamle jafe-jafe ju ñu am ci fànn woowu. service de mine tey seeram day daw mesure bii lu ñuy ñaan état la may nañ ñu délai mayatuñu ko région bi yëpp benn centre kese la am benn centre boo xoolee li ñuy jël am na ñu xam ne 4 heures du matin la ñuy xëy nekk fa vraiment njaboot gi sonn nañu te ñuy monsieur le ministre mu jàppale njaboot gi mu ñu may ñu délai même bu ñu koy yokkalaat sax ñu may ñu délai tuuti parce que ñoom ñoo yore nguur te ñu dimbali ñu askan wi sonn nañu chauffeurs yi sax pour lu ñu am dépense yóbbu seen kër dafa xaw jafe nit ñi ragal nañu génn parce que corona bi bëri na ñu ngi tàllal loxo autorité yi région de Saint-Louis de wax dëgg yàlla lu metti la si ñun bu ñu bëggee arrêté permis parce que njaboot gi ñu bëri changé gunu Mar Ndiaye di magum chauffeur xam le ni jamono ji ñu dund dafa metti lool ba tax na nguur gi ñu war a bàyyi xel chauffeuru taxi yi. am na ñoo xam ne yomb na leen bu ñu ne woon 50 000 sax mën nañ ko joxe mais am na ñoo xam ne boo ne leen ñaari dërëm mënuñu ko joxe ku yorul dépasse boo yóbbu bàyyi sa kër boo nee ko da nga joxe 20 000 bu nar a joxe 20 000 dépasse soo ko këram ñu yokk délai bi daal moo gën. nit ñi wuti ci lim bu takku bërëb yi ñuy déposer permis biñ ne dañuy dakkal permis yu màggat yi ak léegi ba tax na chauffeur si di ñaan délai bu ni mel ñu yokkal leen ko ba ci kanam RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Nabi Silla waxtaanee leneen bokk na ci li ko tàmbalee juróom-ñetti fan ci février 2021 données yi nga xamante ne ji seeni borom dañ ko am ci WhatsApp bi du doonati lool dafay confidentiel mu di ci WhatsApp ci Facebook li ñu ci gis moo di daal dañ koy partagé maanaam séddoo ak seeni yeneen i application mbir moom ek na mu tëddee Mouhamed Ali Mouba. lu ñu war a njëkk a xam mooy que léegi sa données personnelles yoo xamante ni am nga ko ci WhatsApp nekkatul données yoo xamante ni yow kese yaa koy yëg WhatsApp da koy partager ak Instagram wala Messenger yoo xamante ni ñoom ñëpp Facebook moom leen ñaareel bi mooy données yooyu nag ban genre données la données sa numéro téléphone sa adresse IP ak sa contact données personnelles yi nga yor yooyu yëpp mun nañ ko kon partager ak Instagram wala Messenger naka noonu itam nekkutul option loo xamante ni mun nga nangu mun nga bañ foofu boo nekkee ci WhatsApp pour nga continuer di ko utiliser fokk nga nangu kon obligation yoo xamante ni yooyu WhatsApp def ko teg boo nangul loolu nga ñaanalante ak ñoom nga dem bàyyi WhatsApp dootoo ko mën a utiliser. beneen question bi ndax léegi am na leneen loo xamante ni mun na remplacer WhatsApp bu fekkee ni d'accord ak seen politique waaw akay am na beneen application boo xamante ni ñu ngi koy woowee Signal application boobu boo ko télécharger mun nga def loo doon def ci WhatsApp waaye lu mu lay may mooy ba léegi sutura si mun nga continuer di ko yor kon Signal am na même service que WhatsApp waaye différence bi mooy que ñoom dañ lay continuer di la may confidentialité daanaka sutura si Signal nag fu mu toll nii ñu ngi koy télécharger bu baax a baax ci internet ndaxte application la boo xamante ni 2013 lañ ko defar application fondation américaine moo ko moom te depuis bi WhatsApp waxee ni dina changer politique de confidentialité bi ba léegi nit ñi ñu ngi daw wut si Signal di ko télécharger bu baax a baax ci àdduna bi. Mouhamed Ali Mouba ci noone ca la ñuy jubale fi nga xamante ne ji moo di ca diwaanu Kër Mama Lamine nekk ci arrondissement bu Toubacouta foofee askan wa ñoo ngi ci jaaxle ga sax daa yàgg ne nee nañu atum yàlla ngi amuñum ndox forage ba leen daan joxum ndox dafa paan def na at léegi nag ndox ma ñu naan moom na la ko yàlla nëbbu ci bon Aminata Goudiaby parce que moom moo yor askan. Kër Mama Lamine nag benn la ci village yi nga xam ni ñoom ñoo féete ci commune bu Nioro Alassane Tall jafe-jafe jot si ndox mu neex ak itam mu sell moo leen sonal nag boobaak léegi mu jege at buñ sukkandikoo ci Adama Faye nga xam ni kenn la ci ña fa dëkk. bi un an forage baa ngi paan sonn nañ trop daw nañ ci bay bëgg a dee nag sonn nañ bu baax a baax nag ba léegi amuñu ndox mu neex sonn nañ trop nag. li indi jafe-jafe boobu nag nee ñu mooy moteuru forage bu paan te nee ñu nag seen forage boobu nekkul Kër Mama Lamine rek lay jox ndox ndaxte
dëkk yi ko wër itam ci la ñuy jëriñu Ibrahima Faye moom itam Kër Mama Lamine la dëkk. forage Kër Mama Lamine bi dafa paan ëpp na at paan moteur comité de gestion bi dem jëndu moteur bi def ñetti weer paan donc boobu ba léegi kenn nit ñaa ngi mar mais dëkk yi amul ndox moo ëpp sax dëkk yi am ndox. village boobu nag bokk na ci li nga xam ni moom la askan wa di gën a def rawatina jigéen ñi mooy mbayum dër fi mu ne nag seen activité daanaka ñàkk ndox mu neex daf ko xaw a yàq. forage Kër Mama bi dina servir 21 dëkk yoo xam ne moo koy jox ndox te forage Kër Mama bi mooy forage bi am ndox mu neex ci commune Nioro Alassane Tall forage bi nag jafe-jafe yu métti la ñuy dund amatuñ ndox bu neex ndox bu naqat la ñuy naan. ñoom ñi nag nekku leen ci wàllu lu ñu bëgg te di interpeller ñi nga xam ni ñoom ñoo di kilifa yi. courant bi ñëw Kër Mama Lamine c'est que forage bi am courant ñun loolu la ñuy ree courant mooy régler problème bi. ñu ngi lancé appel képp ku ci mën a jàpp ñu ngi ñaan nag état beeg ñi nga xam ne ñoo seq wàllu ndox bi yëpp képp ku ci mën a jàpp mu jàpp ci sonn nañ trop forage baa ngi pan depuis 1 an te moom rek moo fi am ndox bu neex jooy nañ guddi jooy nañ bëccëg. maire Nioro Alassane Tall nag moom itam di métti lu situation bu ñu mel waaye nee na bu yàggul dara daañu ci indi saafara Aminata Goudiaby Fatick RFM. RFM bitim réew. jóge Fatick dalal séeréer Alaaji Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ànd ak yow ci xibaar bi ci c'est que yoon sunu yoon wee neexul rek. ñu ànd ak yow ci xibaar bi ci réew yi Éthiopie la ñu koy dooree ak fitna joj ñemmeeku nañu ko fa ba daf mel ne bakkan sax root na ca. ci ouest dëkk ba gën kaa tuuti juróom-ñetti fukki nit faat nañ leen talaata gi ñu weesu ci ab cong bi amoon ci région bu Bénichangul Gumuz commission éthiopienne des droits de l'homme xam le ne victimes yi ñu ngi am diggante ñaari at jëm ba ñeent fukki at ak juróom ay massacre yu bëri nag nemmeeku nañ ko fan yi wala weer yi ca zone boobee nga xamante ne mu ngi nekk diggante frontière Éthiopie ak Soudan. ab cong ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre taxoon na ba lu ëpp ñaari téeméeri nit ñàkk ca seeni bakkan ñu ne nag mbirum waaso moo ko waraloon. Centrafrique ak fitna ji nga xam ne amoon na fa loolee conseil de sécurité bu organisation des nations unies ñaawlu na ko. mbootaayu xeet yi mu ngi addu ci attaque rebelle boobee amoon démb ca wetug capitale ba benn nit sax ñàkkoon ca bakkanam mu di ab casque bleu secrétaire général mbootaayu xeet yi ak ñëpp ñi bokkee ci conseil de sécurité ñaawlu loole nag ni ñiy violé accordu paix ba naka noonu itam di bun xatal nit ñi foofu di fa yóbbu violence muy tukkee ci groupe armé ya ngir gàllankoor processus électoral ba ñoom nag ñu woo rebelle yi ñu samonteeg seeni engagement bàyyi lépp lu jëm ci wàllu xeexoo ca Mali moom ñetti casque bleu yu Côte d'Ivoire ñoom la ñu faat ci ab cong gi nga xamante ne mu ngi amoon ñu song seeni convoi terroriste seeni convoi ay terroriste ñoo ko def nag ci wetuk Tombouctou juróom benn casque bleu yeneen jëlee nañ ci ay gaañu ñoom nag waa casque bleu yi bu ñu songee yooyee assaillant dañoo mujjee daw. ñu dem fële ca États-Unis Donald Trump moom mooy président bi njëkk boo xamante ne bi mooy ñaareel bu yoon ñuy gàlli tuuma ci ndoddam ca congrès ba. alxemes tey wala bokk laata ñoo egg foofu sax wala bokk chambre des représentants moom moo addu ci impeachment boobee maanaam bëgg ko jëlee ci boppu réew ma wote ba ñaari téeméer ak fanweer nit ak ñaar ñoo ko nangu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar bañ ko Donald Trump nag mi nga xamante ne dana jóge ci boppu réew mi ñaar fukki fan ci weeru janvier gi Joe Biden ñëw toog liñ koy joxuñ baaraamu tuuma moo defoon lépp ba nit ñi jaarale ko ci Twitter juróom benn fan ci weeru janvier ay farandoom dem ca Capitole ba loolee taxoon sax ba juróomi nit ñàkk ci seeni bakkan wot boobee nag mooy ubbi benn procédure bi nga xamante ne moom la ñu jëmale ci ndoddug Donald Trump procédure de destitution léegi nag Sénat moo fas yéene jugé lu ni mel waaye procès boobee du door laata Joe Biden ji ñëw ci boppuk réew ma Covid-19 la ñuy wax jamono ji comité d'urgence bu mbootaayu xeet yi di daje tey li ñu fa nar a waxtaane nag moo di variant bu bees bu virus bi nga xamante ne dafa jaaxal àdduna lépp comité d'experts wu OMS yooyee li ñu faraloon di nemmeeku moo di ñetti weer yu ne lañ doon daje dañ ko mujjee gaawantul nag ndaje mi doon tey ay recommandation ñu ngi koy xaar bu ndaje moom mu jeexee jamono jooju nag Pape François ak kamu wuutu foofu ca Vatican di Benoît jot nañ leen ñàkk ñoom ki xamle lu ni mel moo di ki yor kàddug Vatican Pape François démb la jot première dose bu vaccin ba Benoît XVI jot ko tey campagne bu vaccination boobee door démb ca Vatican. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Georges Déthié Diop. jox ko jàpp.
ànd ak Cheikh Tidiane Diagne ci wàllu tàggat yaram Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi lay nuyu. maa ngi dellu dafay Mohamed. dañ koy door rek wàllu football ak Lionceaux yi nga xam ne matalaguñ fukki at ak juróom-ñaar wane nañu seen bopp def jaloore ci qualification Coupe d'Afrique des Nations. si jogante xaritoo ñu doon amal ngir waajal qualification. ay ca kon Cheikh. waa kay Ndiaye moo di équipe cadette bu Sénégal ñoom nag fan yi lay weesu ña nga woon na ca Maroc Casablanca ngir daal di amal ay jogante xaritu ñaar yëpp dañ ko daal di gagné bu ci mujj sax démb benn bal ci dara seen diggante ak Maroc jàppale nag ki nga xam ne moo di seen entraîneur di Malick Def moom jot a dem waaye adjoint moom di Malick Diop moom moo jot a dem butu Sénégal yi nag ci fàttali ñaari match yëpp 1-0 la ka ko dugal moo di Ibou Sané kii nag di Malick Diop moom yëkkati na ay kàddu dal di rafetlu taxawu ndawam yi jàpp nañu itam foofu rek ñu gën a ñongal mbir yi ngir mën a waajal bu baax a baax li nga xam ne daal moo di qualification catégorie googule ñu déglu ko ci waxtaan bi nga xam ne jot na ko seq ak ñun. ñaari match yi ñu joué fii nii xale yi def nañ prestation yu baax donc Maroc nekk équipe bu jafe football mais malgré loolu contrôlé nañ ko gagné ñaari match yi donc mu nekk si ñun satisfaction bien que ne sax objectif yi li gën a important si jamono ji ñu nekk préparation daanaka du résultat bi mais aussi baax na pour xale yi ñu mun di tabax si biir ay ndam donc ñu xam xale yi mun a jàng que foo munti nekk ak koo munti taseel di fexe di ko mën baax na donc culture victoire boobu baax na aussi xale yi di ko dund ak ñun ñu leen di tàggat donc loolu satisfaction lañ si am nañ groupe bu baax Sénégal yàgg na am groupe bu baax am nañ groupe bu baax li géréw fi ñu dugal noonu fédération permettre nañu ñu mën a liggéey ak xale yi bu baax donc coach Malick Daf jiite ko ñun ñu wër ko di ko jàppale si liggéey bi donc tey jii nii moom nekk fi mais mu ngi mel ni mu ngi fi parce que lépp lu ñuy def ñoo koy defandoo maanaam liggéeyu équipe la staff dëgg lañ bu suudee am relation yu dëgër suñu biir donc loolu noonu ñun ñu mun mettre ko en avant xale yi tamit ñu leen di jàppale bu baax a baax ñoom it ñu nangul ñu di liggéey bu baax a baax donc li gën a important léegi mooy continuer rester humble continuer liggéey delluwaat Sénégal enseignement yi ñu tiré fii ñu xam lan moo ci baax lan lañ ci améliorer. mi ngi noonu ñu waxtaanee wàllu football ci bitim réew. ak Espagne Real Madrid mi nga xamante ne ji nee nañu daal bu moytuwul mën naa daje ak FC Barcelone ci finalu Super Coupe. ñoom nag ngir ñu daal di yegsi ci final googule foofu rek ñu daal di am ndam tey jii si ngoon seen digg ak ñii di waa Atlético Bilbao match demi final googule nag dañ ko daal di amal ci bu 20h jotee démb fàttali nag FC Barcelone moom jot naa am ndam ci digganteem ak Real Sociedad gannaaw tir au but ci temps réglementaire bi ba jàpp sax prolongation yi ñaari équipe yi dañoo defoon match nul 1 but partout ñu daal di waxtaanee beneen dëkk di Coupe d'Italie tey jii ci ngoon nag ñaari jongante yi daal di am ñeel lii di seen 8e de finale 16h30 diggante Sassuolo ak Spal lay daal doon 20h Atalanta bu Bergame ak Cagliari dañ daal di tase jàpp ni nekk ñi ngi jot a qualifié gum ci wàllu quart de finale moo di Juventus de Turin Napoli bu Kalidou Koulibaly ak itam ñi di waa Inter de Milan ca Angleterre ñoom dañu amal match championnat genn cote lay daal doon tombek seen 18e journée si bu 20h jotee diggante Arsenal féete jamono gi ci fukkeel ak benn place bi ak ñi di waa Crystal Palace lay daal di doon ñu daal di ko jeexaleek tiis ki nga xamante ni moo di génnum àdduna Cheikh Thioune ñu gën ko xam ci turu Maréchal Thioune moom bokkoon ci équipe bu Sénégal bu jotoon gagné Jeux de l'amitié ci atum 1963 seen diggante ak France final gi moom moo jotoon dugal ñaareelu bit bi moom nag di Cheikh Thioune ñu gën ko xam ci turu Maréchal Thioune tey jii nag la daal di dëddu àdduna niki ëllëg la ñu ko fas yéene kon bokk jébbal boromam ci lu jëm nag ci levée du corps geek yu ni mel yooyu yëpp incha allah dinañ ci dellu ci na mu gën a yaatoo si suñu yeneen i jotaay xibaar Mohamed. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kawteef gu xonq coy yu la ñu l'Observateur xëy di nit li ci anam wu xonq coy
ubbil yéenekaay bi Serigne Abdoul Aziz Sy ibn Serigne Moustapha Sy Jamil mi faatu woon keroog altine fukki fan ak benn ci weeru janvier ndekete doomam ju góor ju toll ci ñaar fukkat ak juróom-ñett moo ko rey paaka la ko jam ba mu jaara ca faatu yéenekaay bi nañu bii Serigne bi faatoo ami xibaar yu ñu doon ruumandaat ak doon ko ngunum-ngunumee ci anam yi Serigne bi faatoo ci la takk dere demee ca kër ga fekk ñu fa waaji ñu di ko wër ba fekk ko ci këram ga nekk Baobab fii ci Ndakaaru jàpp ko journal bi nañu bi ñu ko jàppee moom waaji weddiwul ne moo rey baayam nee na li tax mu faat ko moo di dafa gis ne kenn joxu ko cër ci famille bi dañu koy doy dal ak di ko tuutal l'observateur nañu bi enquêteurs yi interrogé yaayi waaji ngir am ci ay xibaar yu gën a yaatu li leen yaay ji xamal moo di waaji ànduloon ak xelam melokaanam woowee sax a taxoon ñu ko doon aay muy ñëw ci kër gi fajoon nañu ko ba muy tane ndànk-ndànk waaye dafa jekk-jekk rek yëf yi dikkalaat ko moom waaji rey baayam l'observateur nee nañu police teg na ko loxo bu nuppi ubbi na ci enquête sa mbir mu ñu enquête ba ko doon atte démb ci tribunalum Ndakaaru xëy na di jóge ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool mu di mbirum dem si Yàlla Hiba Thiam Walf Quotidien L'As Vox Populi l'Observateur La Tribune Les Échos Source A Le Quotidien ak lii Quotidien ñoom ñëpp xëy nañu bind ne ñi ñuy tudd ci mbir mi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier ci la yoon di wax lan la dogal ci ñoom Le Quotidien nañu juróom-ñetti weeri kaso moom la procureur bi sàkku ñu tëj leen ko Le Témoin nañu kon day léegi tey ñu dellu seeni kër bu siis bi jëfee càkkute fu procureur bi tëj leen juróom-ñetti weeri kaso daanaka ay fan rekk leen di dese ci kaso bi kon L'Observateur nañu lu yoon di mën di dogal ci ñoom ci biti la leen di fekk ndax muy Dame Amar Poupette Diadia Taal Neex ak compagnie liberté provisoire bi leen seeni avocat doon wutal yoon nangul na leen ko ci mbir moomee ba tey Vox Populi mi ngi ñu ciy xamal ne njabootu ndéem si Yàlla Hiba Thiam ñoo ngi sàkku ci tribunal ñu dàmpe leen $1 milliard waa ji di Dame Amar yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne li ko gën a dugal ci coow li moo di message yu mu envoyé woon luuti ba ak neex xibaar bu xaw a neex ci mbiri Diary Sow mi ngi ci l'Observateur ab source diplomatique moo xamal waa l'Observateur ne Diary Sow def na signe de vie maanaam luy wane ne moo ngi dund waaye nag li fekk demuñu ba gis ko mu nekk ci jàmm ak salaam duñu mën a solo ci wax ji ñu wax léegi ci corona bàjjo bi lii quotidien nee nañu vaccin yi ñuy xaar ngir mën a aaru ci wopp ji vaccin yooyee bu yegsee sénégalais yépp la ñuy ñàkk laata weeru mars 2022 le quotidien nañu loolee mooy plan bu Macky Sall bëgg na balay weeru mars 2021 ñi ñu tuddee ay cible prioritaire téeméer boo ci jël ñu fexe ba ñàkk ci ñoom juróom-ñeent fukk yee ñeneen ña ci des ñu ñàkk leen balay weeru mars 2022 fa ñu dëxëñ pexe yi ñu nas ngir ñàkk nit ñi mu di plan stratégie nationale vaccination ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr journal Source A nee nañu jox na ko njiit réew mi démb la ca nekk bokk na ci yéene ju ñu am ngir ñàkk ci phase bu njëkk bi lu toll ci 3 millions yi doomi aadama ak genn wàll am na it juróomi candidat yu yëglu ngir jox Sénégal ay ñàkk Sud Quotidien ñu lii comme guerre des vaccins la yéenekaay bi gis ne moo am ci coronavirus bi Pfizer BioNTech Moderna ak AstraZeneca ku ci nekk ci ñoom mi ngi fëgg ab dënnam di wax ne vaccin mooy bu baax bi suñum réew di Sénégal nag Sud nee nañu vaccin chinois yi la gën a jox bopp docteur Annette Seck mi jiite pharmacie nationale d'approvisionnement di wax ci xët mu njëkku yéenekaay bi ne chambre froide yi mën a tax ñu denc vaccin yi ci moins 80 degré amul ci réew mi professeur Daouda Ndiaye moom it mi ngi yëglu ak di leeral ne vaccin yi mën naa dox ci mim réew te du mën a dox ci réew ma ca des laas nañu li am ba des daal moo di balay weeru mars wi ñu jëm di jeex état bi dana tàmbale ñàkk nit ñi séentu ci footballkatu Sénégal bii di Kalidou Koulibaly mu jugee ca Naples ga muy football ñooñee nañu xam ne Kalidou Koulibaly 73 milliards moo ko fay tax a jóge kilifa yu Naples ñoo ko wax yëral xët mu njëkku record yéenekaay Laurentiis bokk ci kilifa yu Naples nee na équipe bu ci bëgg Kalidou Koulibaly te amoo 73 milliards su yeboo nga fàtte ko